suñu gan tey ci édition du soir Doudou Wade bu parti démocratique sénégalais sëñ bi Wade maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Alaaji Moustapha maa ngi lay nuyu di nuyu sa auditeurs yëpp ak sa téléspectateurs yi. jërëjëf ci wuy si bi bala ñuy waxtaane li nga xam ne moom moo ñu tax a jox dëgg ñu taxaw ci lu information yi joxe léegi. muy polémique wala boog début polémique. njiitu réew mi président Macky Sall ak Idrissa Seck ci accord yi ñu signé ci wàllu mbirum gaz ak yooyu ci suñu diggante ak Mauritanie Idrissa Seck wax démb ne accord yooyu amul dara lu ci secret dañ ko war a publier Sénégal yëpp yëg ko ñu ne assemblée nationale lañ ko war a yóbbu suñ ko defee ba pare loi lay doon ñëpp xam nu mu demee mais dafa mel ne président Macky Sall am na beneen wax bu mu ci wax yow mi nga xam ne député nga woon nan nga déggee mbirum accord yooyu ak nu mu war a demee. man dégguma lan la président Macky Sall wax. mais ak bind Idrissa dafa ko wax rek ne ko accord yi signé nga ay accord wax na conditions yi mu ko signé loolu nag da nga ci jàpp beneen jàngat bu mu am moom ni mu ko signé ni ko signé c'était pas serein waaw moom moo xam loolu ci urgence lañ ko def moom gis-gisam la mais gis-gis boobu mu am da nga koy respecté téye ko denc ko li wolof yi di wax da nga koy fas sa lafu pendal denc ko waaw léegi nag mu ne nañ ko publier donc moom li mu laaj yomb na li mu laaj tontoom mooy ëllëg publier naa ko beneen tontu bu ci am rek lëndëmal la parce que accord traités internationaux yi di ñuy def mu ngi valable bu fekkee ne am na loi bu ko présenté assemblée nationale ba ñu nangu ko dugal ko ci corpus bi mu nekk loo xam ne li lu obligatoire la mais accord bu nekk très souvent am na lu ko laal yenn saa yi am ci accord lu ñu nëbb am na lu ñuy waxante entre réew entre prince ne nañ def lii après boo léegi nga defal ma lii loolu dina am ci accord waxuma sa accord réew mi suñu bopp dañuy am loo xam ne dañ koy nëbb ndëgam dañuy am lu ñuy nëbb sur le plan légal sur la loi du pays mu am luñ ciy nëbb am nuñ ci defee noo xam ne mën nga ko def te kenn du ko xam waxatuma laan rek bu fekkee ne dafa nekk ci intérêt ñaari réew. mënuñu jàpp ne dafa wax nii rek di sànni am na lu mu xam lu tax mu wax non Idrissa sànniwul am na lu Idrissa xam am na lu mu wax am na lu mu yëkk am na lu xew ci diggante Sénégal ak Mauritanie am na lu waroon xew Macky Sall dem na am na ñu xaaroon ne kële mooy ñëw ne kii moo tooñ kii tooñul ñu ne ki tooñ moo war a def nànkam ba mu demee aussi am na lu mu fa jële am na lu mu laaj am na lu mu nangu am na lu mu ñaan am na luñ ko jox am na lu mu nangu réew ak réew nag saa yu ñuy defante am na question d'intérêt. noonu la alors est-ce que li ñuy war a yóbbu assemblée ñu ne dañ ko yóbbu assemblée ñu voté mbir moomu la est-ce que lépp ciy nekk maanaam je veux dire est-ce que am na partie secret boo xam ne député yi duñ leen ko wax wala da nga yaakaar ne lépp lu ci war a nekk ci accord yooyu député yi dinañ ko xam. xam nga accord dina am lu feeñ. ñu teg. waaw mais def na ci àdduna ba si yàgg dox ñu ne ndekete ñoom amoon nañu accord sangam loolu yëpp bés bu def ñu dégg ko donc. président de la République pouvoir yi bi ñu am te nga xam ne dara du leen topp sauf trahison haute trahison dafa am loo xam ne war nañ ko mën a def te doole may leen ko parce que seen puissance am na ci mais amul benn accord boo xam ne nit dina ko def ak nit te du am lu kiy joxe ak lu kiy nangu conditions yi ñuy defee accord bi nag la Idrissa wax li mu ci wax moo tax da nga koy jàpp rek nañ ci seen bëgg daal mooy ñu xam lan la président Macky Sall nangu waaw parce que coow loolu li tax mu am solo moo di ne ñun ñëpp dañuy jàng ne ci taarix Senghor am na lu mu nangoon a jox Mauritanie. waaw mais ñu bëri sax ne ba tey jii jur na ay jafe-jafe. non mais président de la République Senghor jël na fii territoire Sénégal wàññi ko joxe ko. yu mel noonu. waaw te limitation territoire bi constitution bi la. wax ne kenn du ko séddee mais séddee na ko la tax mu séddee ko ak lool am na. ba ci yu bari sax ci diggante suñu diggante ak Mauritanie. diggante Sénégal ak Mauritanie. lu ci bari. ci période Senghor la. moo tax kon accord bi li Idrissa Seck wax lu jar a xoolaat la ba xam lan moo ci ne ñu waxtaane beneen actualité muy mbirum procès Khalifa Babacar Sall mën nañu jàpp ne jamono ji ñi ngi ci dernière ligne droite bi ci plaidoirie yi lañ nekk tey agent judiciaire de l'État moo doon def plaidoirie bu ca jógee les avocats de l'État défense bi war a jël bu altine ak jàmm waaye dafa am lu tax lu ma la ci bëgg a laaj moo di ne bi ñuy wax ci bénéficiaire u kees bi dañ ci dégg sa tur ci lan la ak naka la. loolu dinaa sawar pour waxtaan ci maa ngi fàttaliku ne effectivement bénéficiaire u kees bi kenn waxul ne man maa ko waxal sama bopp. kon yow yaa waxal sa bopp ne kees bi jëriñu nga ci. waaw lu tax du kees
ak lu mu mënti doon rek li Khalifa doon dimbalee nit ñi laay wan ne am na fu mu àgg ci nit ñi lañ ko doon doyee def na ko joxe na ko parce que lii am importance ak lu mu ko ñëwee lan lañ ko doon doyee il faut ñu wax ko d'abord képp ku la wax lu ne dépense diverse la bu nekk ci biir cabinet maire bi buñ ko jox moom ne ko yaa ciy faj soxla nit ñi ci ni nga ko bëggee da ngay ñi naan la indigent yi fii dara loolu yëpp bokku ci loolu lu ci nekk am na fu ñu ko teg li may wax nag ñi koy weddi nañu indi budget bi teg ko sama kanam ku yorul budget wala bëgg ci werante bu yow ba nga bàyyi ma waxuma ak yow loolu bi ñu ko joxee moom wax na li mu ko def moom wax na ko mais man dama lay yëgal ne février 2015 laa ñëw fii ci seen émission ak Pierre-Edouard Faye ma ne ko suma gaañu bi ma gaañu accident bi ma def ñi ma dimbali Khalifa Sall ci la bokk président Macky Sall ci la bokk damay tudd institution du ma tudd jàmbur yi dëgg la ma ne Moustapha Niass ci la bokk ma wax ko man bi procès bi demee ba dem wax naa ko ci ba pare mais man sama bopp maa dem ci avocat yi ne leen bind leen ma ngir ma ñëw témoigner ci ñi nga xam ne Khalifa dimbali leen am na ñu ma ci xam ñoo xam ne maa leen yóbbu mu dimbali leen mais man dimbali na ma loolu lu leer mais ci ban contexte ma wax la ko léegi très rapidement mooy man bi ma Khalifa di dimbali yëguma ko parce que man dama gaañu le 24 janvier le 25 le 26 ma nekk benn accident bu accident bu amoon ci locaux voilà ma nekk ci sukuraat pendant juróom-ñetti fan yoo xam ne xaw ma ci lu ma nekk diggante boobu ñëw na seet si ma jooy na fa wax sama njaboot ne leen ndax wax ngeen ko président Macky Sall ñooñu ne ko déedéet mu ne dinaa ko wax moom Khalifa Sall benn ñaar mu jóge fa yónnee xaalis parce que dañ ne woon damay dem France dañ may yóbbu mu génne ci xaalis joxe moom joxuma sax yóbbuma ko mais sama doom daf ko booleeg le daaf mu jox ko xaalis ci loolu laa boole ak li ma am dem faju ji te loolu nga bëggoon a wax ci kanamu àttekat moom laa bëggoon ci kanamu àttekat wax ne nag aussi waxoo ko fa parce que li tax waxuma ko fa mooy dama ñëw après ñu woo ma altine après woo ma alarba ajjuma ñu ñëw ñu ne ma man ak Habib Sy président bi ne du ñu déglu Habib Sy ancien ministre waaw ñu ne du ñu déglu ma ne ngoonte moon man dinaa wut fu ma waxee waxu leen lu tax mu ne du leen déglu non loolu xam nga moom ak avocat yi xam nga man li ma intéressé mooy ñëw nit ñi yëg ne ki def nangam maa ngi ñëw seede ci ko ci lu baax aussi du moom rek moom li ma gën a jaaxal du moom rek moo ma dimbali ci kees gi mu yor parce que mbir mi li tax ñu bëgg ci taxaw moo di ne ndimbal yooyu bari na ñuñ koy waxee mais tey ñu gis koo xam ne moom taxaw na ne man kees gi mairie Dakar yor ba mu jóor coow nii dimbali nañ ma ci waaye nga ne du moom rek moo la dimbali ci kees gi mu yor bu mel ne institution yi ci réew mi ñett yi ngi ci lim ku ci nekk yor nga kees koo xam ne na nga koy defee ak na nga koy joxee leeral jar na waxtaane waaw li tax mu jaral leeral keesu président de la république moom tey ren budget ren bi laa lay wax ne am na 88 milliards ci budget non ci budget bi yëpp mais am na loo xam ne li moo ko moomal boppam ñu tuddee ko fonds spéciaux donc budget wu présidence 88 milliards la de tout waaw ren jamono ji waaw donc am na ci loolu ay pàcc am na pàcc bu tudd fonds spéciaux moo ko moomal boppam waaw ñu tënk ko ci ñaata waaw bu ko neexee dina ko joxe mënuma la wax ñaata la fi mu nekk nii des fonds de solidarité africaine bu fekkee ne solidarité avec les autres africains la boo koy joxe na ko ci fii ci loolu solidarité africaine donc fonds de solidarité africaine boobu ñu wooteel président jox ko da nga wax ne dina ko jox ay nit biir réew mi fii te du loolu lañ ko soxlaa te du loolu ko tax a jóg waaw ma dellu si beneen président Moustapha Niass assemblée nationale ren mu ngi 15 milliards 700 millions budget wu assemblée mais kenn wax ko lii ak lii ngay def nu ko neex la koy defee man dama ci fa mu ko dimbalee xaw ma ñaata la xaw ma fu mu ko jëlee xaw ma ko santé parce que budget assemblée nationale amul benn député tey bu la wax ne lii mooy fonds politique bi te pourtant ñu ngi koy joxe ngoonte boon xanaa ngoonte boon accord nga bu ñuy nëbb bien bi ci des au conseil des collectivités territoriales Ousmane Tanor Dieng mu ngeeg 7 milliards 300 millions muy budget waaw dañ ko daje rek jox ko noonu dañ ko daje rek jox ko noonu
mu ngi ciy dimbali ay nit te am na ñu ne commissaire de coordination yu parti socialiste ci kees googu 300 000 francs par mois am na ñu ko wax topp leen ko mais comme mu ngi koy joxe mais bu koy joxe dañ ne lekk du jël a gan doo dundal ñi ci biir te doo dundal ñi nga nekkal ngoonte boo ko waxee mën na nekk bi ci des conseil économique et social am na 6 milliards 300 millions kenn wax ko noo koy dañ ko jërëk jëbal ko amul fonctionnement amul lii ngoonte mu ngi cay joxe loolu surtout dañ ko woon noonu bala ñu agsi ci jeexal ci yooyu mais est-ce que yéen wala boog yow bi nga nekkee député assemblée nationale nekk président de groupe budget bi ñu jël jox ko Moustapha Niasse muy budget wu assemblée nga ne waxuñu ko nu mu koy defee maanaam amul ay rubrique ne lii fii lay dem lii fii lay dem est-ce que yéen ba ngeen fa nekkee budget bi dafa amoon ay rubrique maanaam ne lii dañ koy jënde téléphone lii ñu jënde ko lii jënde ko budget bi nag kenn du wax dañ koy jënde téléphone mais dañuy wax ne lii mooy dépense de personnel noonu la daan demee waaw lii mooy dépense de fonctionnement lii mooy investissement ngoonte woon lu ci nekk ñu utal ko portefeuille mais léegi defatul noonu léegi loolu amatul léegi dañuy jël yëpp jox ko donc moom mooy seet na mu neexee mu def ko bu ko neexee tibbal ko ne waaw mais li ma mën a jàpp si 17 milliards yooyu am na ñu ne salaire personnel bi 2 milliards lay toll personnel assemblée waaw bañ fa nekkee député yi autour de 4 milliards parce que député yi yoo mën a xam boo jëlee 2 millions rek multiplié ko te àggu fa sax donc loolu mooy loolu li lay won nag mooy ci sama bopp man li mooy ñett ñi ma dimbali ñett ñi nga xam ne dimbali nañ ma ci lii ma nekkoon jàpp nañu kenn ki bàyyi ñaar ñi ci des est-ce que ça veut dire que ñoom buñ jàppee kenn ki dañu war a jàpp ñeneen ñëpp waaw bu fekkee ne li ma Khalifa dimbalee la te mu nekk ci dépenses diverses ñu dugal ko ci cabinet du maire mu jël ko man ko joxe man ma seede ne agsi na ci man agsi na ci yow waaw jox ko ndi yaayam jox ko keneen te ba ma koy jox laaju ma ko te dundu ma woon pratiquement yëgoo ko sax ndax boobu yaa nga ci beneen état ba pare bokkuñu parti ngoonte bon ki ko mën a yor dina ci jox njabootam dina jox nit rek la d'accord alors débat boobu dañuy yóbbu forcément ci fonds politique caisse d'avance mooy mbiru mairie Dakar boobu la ñuy des ñii neen caisse d'avance du fonds politique ñii ne fonds politique la alors ñu évoqué benn décret boo xam dañ ne Abdoulaye Wade moo ko signé woon 2003 ne caisse d'avance bi du fonds politique lan nga ci mën a leeral non encore une fois du caisse d'avance xam nga loolu moo tax tant que ñun bokkuñu li ñuy wax du sotti caisse d'avance mooy dañuy jël xaalis bi jox la ko pour liggéey bi gaaw régie d'avance boobu dañ la ko jox pour mu gaaw maanaam li nga war a def muy dem di ko yóbbu muy def fukki fan ma jox ci benn exemple rek gis nga ñiy dem ñii coupe du monde te dépense bi war a nekk 7 milliards xam nga bu ñu demee ba ñu fubalee ba pare xale yi mën nañ la wax seen prime waaw fay leen ñu foofu dafa am CFA dafa am banque dafa am trésor caisse dañuy yóbbu benn régisseur d'avance bu jël xaalis bi ay dollars wala euro yóbbaale ko monté bon ñi la doon wax naan 6 millions lay doon ak 7 millions par mois waxuñu dëgg mën na ko bu ñu demee coupe du monde te DAGE bu ministère bi yóbbuwul xaalis bu bari ay milliards ci keesam coow am du ñu def ñaari fan dañuy fay lekk dañuy fay naan dañuy taxi loolu yëpp bu ñu koy fay duñ ko fayee chèque duñ ko fayee CFA te kenn du ko fayee carte ga waaw day yóbba xaalis lan moo ko wutalee ak li am mairie Dakar kon li mairie Dakar caisse d'avance bi mooy Khalifa dañ ko jox xaalis boo xam ne xamul naka la duñ ko wax ne ni nga koy def 30 millions de francs duñ ko wax ne nii lañ koy def moom moo koy jaay te am na justificatif bi Mamadou Diop wax na ko waxoon naa ko fii du ministère des finances ngay justifier boo la joxee xaalis ba léegi moom yoonam nekk xam nga justificatif bi koo koy defee ci arrêté ba dañ la ne dañu sax tudd ay tur dañu ne nañ ko def ci loxo Moussa Ndoye mooy kan ministre chargé des collectivités locales ca taw Mamadou Diop waaw wala ñu ne na ko def ci Souti Touré ministre bi chargé loolu Souti Touré moom mi ngi fi ba léegi man mais woo naa leen fii wax naa leen bu yàgg ne Moussa ak Souti Touré noonu la ñu war a waxee parce que nit la boo ko fekkee te nga ak ci acteur bu laayoo jotee da ngay wax ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk dañ la ne surveiller caisse d'avance bi te doo ko joxe mooy kii moo la koy jox mais ci politique bi ngay dem mu justifier ko d'accord Mamadou Diop nee na sax moom daan na ko def ci Senghor dinañ ko yaatal lu bëree bëri ci kàllaamay tubaab lay doon waxtu wi moo ñu dab rek ndax 20h jot na dañuy ànd seetaan journalu 20h ak Ramatoulaye Ba Diène bu ca jógee incha allah ñëw yeggale seen édition du soir mbokk yi jërë ngeen jëf ci tànn bi ngeen di tànn Walf TV